la 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 jammane 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 ñun moom lañu ñaan jammane moom dafa neex jammane sida neex jammane ñun moom lañu ñaan jammare ka jara ut ni jara ut ku fi indi ay dangarus kaay leen ñu ànd bokku ndey bokku baay loolu moo di ndam bokku baay loolu moo di ndam jammane moom dafa neex jammane sida neex jammane ñun moom lañu ñaan suñu ànde boole ay suñu ànde boole doole yi déggoo juboo xol yi benn àndandoo joow suñu gaal li su amee réew mi dana neex li su amee réew mi dana neex oh jammane moom dafa neex jammane sida neex jammane moom lañu ñaan jàmm rek la réew mi laaj jàmm rek la réew mi laaj wuyu leen te bañ di waaj a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokki auditeurs u Leral FM 104.6 kàddu gi di bàyyee ko fii ci Montagne Nord seen xarit seen mbokk Samba Faye moo leen fas yéene présenté seen émission bi ñuy wax tabax sa réew tabax sa réew nag émission boo xam ne gëj nañ ko fay def waaye dañ ko revoir donc mu amaat beneen format donc mu lañ leen présenté kon tey di première édition bi ñu war ko séq ak ay gan yoo xam ne ñu ngi ci studio bi bu ci kanamee dañ leen ko présenté kon ñu ànd ak Demba Ndiaye kon ci technique bi bu ko defee donc ñu rek ziar ki nga xam ne mooy oustaz Ablaye Baba Dieng ak oustaz Matar Fall ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy njiitu rajo bi su ko defee également danañ ci boole aussi suñu kilifa bopp El Hadj Cheikh Mbacke Faye Moustapha Cissé Abdou El Hadj Ndiaye Diop ak Momar Lo ñëpp donc ñu ngi leen di sargal di leen nuyu di leen ziar waaye également yéen mbokki auditeurs yi nga xam ne waxtu wi yéen a ngi teewlu ci seen émission tabax sa réew fii ci rajo Leral donc ñuy ñaanal ñëpp rek kon jàmm ak wér-gi-yaram ak xéewal te di ñaan aussi yàlla musal nu ci li nga xam ne moo lëmbee jamono ji àdduna bi kon muy feebar bu bon boobu ñuy wax coronavirus donc ñuy ñaan yàlla mu jàppale nu ci ba ñun ñëpp ñu mucc ci su ko defee donc évidemment gëj naa fi ça fait au moins 10 mois yoo xam ne damaa amoon yeneen yitte moo tax présenté moon émission bi waaye yàlla naa ngi sant yàlla yaakaar naa ne daal danañ ko delloo fa mu nekkoon incha allah su ko defee donc li nga xam ne mooy changement bi nga xam ne moo intervenir ci li nga xam ne mooy émission tabax sa réew mooy format bees bi donc dafa am ay rubrique yoo xam ne yenn yi dafa jëm maanaam ay ponk donc yoo xam ne benn yi mi ngi jëm ci leerlu bi ci des aussi ak jàngat et cetera xam naa bu fekkee chaque fois que temps bi may na ko aussi danañ ci yokk li nga xam ne mooy wolofal waaye donc tey daal li nga xam ne moo nu intéressé te ñu war ko waxtaan ak sunu ñaari gan yi nga xam ne ñoo nekk actuellement studio mooy ñaari ponk la bu fekkee également temps bi may noonu ko ponk bu njëkk bi mooy waxtaane li nga xam ne mooy boulevard Abdou Diouf bële nga xam ne dafa am projet boo nga xam ne mooy maanaam jëm koo taaral waaw kon loolu danañ ci wax su ko defee aussi danañ comme ni nga waxee temps bi bu nu ko mayee comme aussi actualité yi mënuñu koo daw
parce que temps yëpp ñëpp presque ci feebar bi la muy coronavirus bi également danañ ci waxtaan ak suñu mbokk yi du na ay spécialiste nag y a pas de docteur ici waaye ay citoyen lañu am na lu ñuy vivre am na lu ñuy xam ñu discuter ci par rapport ak donc li nga xam ne mooy suñu niveau de compréhension et cetera kon donc bu ñu passé ci loolu léegi ma dugg nag ci jéem a jox kàddu gi ñi nga xam ne ñooy sunu invité yi bu ko defee ñu wax ñu nuyoo d'abord ensuite xamale ñu seen bopp ak auditeurs yi ñu xam ñan lañu et cetera bu ko defee nag ñu dugg ci waxtaan wi comme ni ñu ko tëralee donc ci ñaari ponk yi ñu annoncé ci kanam léegi ci kanam donc xam naa damay commencer kon rek ci sama ndeyjoor monsieur Serigne Abdoulaye Dieng. sëñ Abdoulaye Dieng kon ñu salaamaaleykum d'abord. waaleykum salaam ñu lay sant la gërëm ci ni lu nga nangu la ñëw fii ci rajo bi consacré temps pour vraiment ñu seq yow émission ak ay waxtaan donc loolu ñu ngi la ci jaajëfal bu baax a baax xanaa ko ñu jox la nga nuyoo rek bu ko defee après nag incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen mbokki Louga mbokki jullit yi. ak mbokki am di jàmm yi. di présenté wu sëñ Abdoulaye Dieng président. du GIE dëggal liggéeyu PSE. di rafetlu émission bi nga xam ni moom ngeen nu woo pour ñu mën a ñëw leeral askan wi nga xam ni mooy askanu Louga li nga xam ni mooy projet bi nga xam ni moom lañu war a def ci boulevard Abdou Diouf bi. loolu mooy li nga xam ni mooy introduction bi. xëy na bu ñu demee ba ci kanam. incha allahu dinañ gën a yaatal. jërëjëf kon monsieur Ba kii moom xam naa jàpp naa tur yi sëñ Babacar Seck. kon yow itam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki auditeurs yi après présenté wu. waaw kay ñu ngi nuyu ñëpp. ku nekk sa tur ak sa sant. ñu ngi fi fekk. waa rajo bi Oustaz Abdallah Baba. ak suñ mbokk jullit yi mbokk am di jàmm yi. ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di présenté wu. ci boulevard bi liggéey bi ñun ñoo ko yor entreprise Soxna Rokhaya Dieng. man maay représentant bi Babacar Seck maa ngi nuyu ñëpp di leen sant jaajëf. jërëjëf kon sama invité yi kon xam naa rek dañuy daal di jéem a dugg ci waxtaan wi mu mel ne donc bu ñu commencé ci boulevard bi li nga xam ne man xëy na xamu ci lu bari waaye li ma ci jot a dégg daal gis naa ne coow li bari na coow li bari na lool d'abord coow li mi ngi jëkkoon a juddu ci li ma fàttaliku bi nga xamee ni dañoo war a ngénte boulevard boobu parce que bi ñu nee Abdou Diouf lañ ko tuddee ñu bari dañu bañoon ne pourquoi ñu koy tuddee Abdou Diouf nañ ko tuddee Djily Mbaye mais finalement ci biir waxtaan ak ay explication jàpp na dem nañ ba jàpp ne daal Abdou Diouf lañ ko war a tuddee defe naa te loolu moo sax bon et cetera bu fekkee rek am ngeen ci ay éclaircissement par rapport ak loolu aussi ay précision ak mu demee noonu aussi ngeen wax ma ko kon donc ma wax ne donc coow li ci loolu la jëkk commencé ba finalement mu dikkaat nag ci coowu projet bi nga xam ne moom la ñu fa nisar incha allah kon ci bëgg a tontu ci waaw ñu delloowaat di nuyoo rek. ndax nuyoo moom du doy. dëgg la te lépp jàmm la. ko ñu delloowaat asalaamaaleykum wa rahmatullah. li nga xam ni moom nga souligné léegi. mooy coowal boulevard Abdou Diouf. xëy na coow loolu ngay wax. xëy na maîtriser wuñ ko. mooy bi nga xam ni moo la war a tuddee Abdou Diouf wala. Djily Mbaye. mais li nga xam ni daal moom moo ñu fi indi. mooy li nga xam ni mooy projet bi nga xam ni ñun moom la ñu war a def foofu. dëgg la ni nga ko waxee nag dëgg la bi mu commencé. yàlla dogal na amoon na ay coow yoo xam ne. amoon na ci diggante conseil yi nga xam ni ñoom ñoo seq mairie bi. mais ñun ci sur wàll bi nga xam ni ñun moom leen féete woon lépp loo xam ni waroon nañ ko cee dox ci wàllu administration doxal nañ ko ba mu sotti
garab yooyu ñu fa dagg te mu waraloon coow li te bu ñu tëb rek ñëw dagg ay garab ndax amuñu boobu sañ-sañ. dëgg la. ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yore. di waa eaux et forêt. yaakaar naa mooy les services compétents yi nga xam ni. tout à fait. képp koo xam ni am nga benn yéene ci benn garab. yaakaar naa ne ci ñoom ngay dem. absolument. bi loolu amee. dem nan approché wu ci ñoom. waxtaan ak ñoom. wax leen projet bi nga xam ne moom lañ fa war a def. bi ñu ko waxee tamit rafetlu nañ ko xamal ne projet bii kat. projet bu baax la bu wàllu ko gépp soxla. kon ñun li nga xam ne moo ci suñu wàll. mooy autorisation bii ngeen laaj te loolu askan wi tax koo jóg. amuñu droit opposé ci loo xam ne njariñu askan la. dëgg la. bi ñu joxee autorisation bi. ci samedi bi. lanu woo ñi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon a dagg. li waral coow li laa lay wax ndax yaakaar naa question bi foofu la jëm. effectivement. très bien léegi bi ñu demee ba ñooñu commencé koo dagg. am na ay conseillers yoo xam ne ñëwoon nañu xëy na ci seen ñàkk xam. du ma ni danoo bañ projet bi. ndax amul dara lu baax lu ñuy teg ci sama xalaat. nga bokk Louga. dëkk fi bëgg dëkk bi dox. bëgg dëkk bi changé xar kanam. nga ni damay jël sama yat teg ci ba du am. gëwuma ni nit dana def loolu. nit nag mën naa def ngir ñàkk a xam. très bien. ñàkk a xam nag boo ko defee. li waykat ba ni boo xamul. laajul ku xam. xaw maw layam. dëgg yàlla. kon ki xamul am na droit laaj. ki laajit bu xamee am na droit tontu. yàlla dogal na ñoom bi nu demee ci ñàkk xam googu ca la coow lu jóge procédure ñoom ba ñuy jaar ci wàllu mairie bi. ban ni lii la waroon wala lii la waroon ñoom la concerné. waaye yàlla def na ci sutura. ba ñoom lañ bëggoon. Moustapha Diop bi nga xam ne moo yor mairie bi. wuy ci leen ci loolu. waxtaan ak ñoom daf benn conseil extraordinaire. waxaat projet bi. ba wàllu gu gépp dégg ko apprécier ko. keroog yaakaar naa ni bi ñu koy voté def nañ ko direct à la rajo. ñu daal koy adapté. kon mën nañoo sant yàlla ko ni coow loolu ñu doon wax. yaakaar naa ni ñi xamul woon tax ñuy wax. léegi xam nanu ba coow loolu yaakaar naa boobaak léegi déggatoo ko. kon ñu ngi sant yàlla ci loolu. li ci des nag mooy nan la ñuy def. d'accord waaw léegi bala ngaa dugg foofu. waaw léegi man dama bëggoon a wax rek benn kii. parce que xam nga man suivre naa tuuti ci conseil bi ngeen wax bi ngeen doon def en direct. am na lu ma ci partie bu ma ci suivre. mais dafa am conseil yu ne. parce que loolu mooy li nga doon wax rek xëy na par ignorance et cetera mais ignorance également xëy na li ko indi itam mooy manque de communication. parce que ay conseillers mënuñu xëy suba. gis un projet bu mel ne Abdou Diouf yëguñu ko. ñu xëy gis ay ñuy dagg garab. également loolu aussi loolu dafay doy c'est parce que kon. dafa mel ni kon loola kon amul xëy na consensus amul wala information ba doy ba ñëpp xam ne projet bi lii ko tax a jóg wala yooyu amul bon xëy na dafa nekkoon ci benn groupuscule rek ñoo xam ne les tenants et les aboutissants ñu xëy wax joxe permission yoo dagg garab yi bon ñi nga xam ne c'est des conseillers censés war a xam li nga xam ne moo xew bu ñu doon jaar foofu géew gi ñuy dagg garab yi te xamuñu lu ñuy dagg garab yi lu mu doon te yëguñu ko. alors là donc voilà donc problème kooku aussi il faut comprendre que kooku itam problème la. mooy li ma wax ci sama njàlbeen. waaw ñun duñ ay conseillers. ñun liggéeyuñu ci maire yi. ñun ay doomi Louga lañu. d'accord yu am yéene. d'accord am lu baax. war koo indi ci waa Louga. dëgg la la muy jaar ci wàllu procédure. kooku day concerner mairie bi. ci njàlbeen nee naa la. ñàkk a déggoo moo amoon ak ñàkk a xam. d'accord ci compréhension Moustapha Diop. yooyu point yu lëndëmoon. woo ne leen ci benn conseil extraordinaire à la mairie. def ko direct à la rajo. kon loolu yaakaar naa lu ñu cee nëbbati amu ci. waxtaan naag ñoom foofa. ba ñoom trouvé wu nañu. ba fi nga xam ni procédure normale fa la war a jaar. ñu adapté ko. kon loolu yaakaar naa ni lu féete boor la. bu dee ci wàllu technique beeg yooyu comme ñun ay conseillers. mënuñu ci jàllale loo xam ni xamuñu ko. d'accord voilà loolu ci loolu xam nga d'accord naa ci maanu la bokk. waaye seulement bon boo dégloo li nga xam ne par exemple ñooy boo dégloo ñi nga xam ne ñooy nu tëddi yeneen conseils yi wala bi nga xam ne en tout cas ñoom collectif bi parce que y a un collectif. collectif boo xam ne ñoom dañoo taxaw ne du fi amee
parce que ceci cela et cetera yëguñu tenuñu d'accorduñ ci pertinence procès bi et cetera mais ñooñu avant donc ngir def conseil spécial boobu ngay wax te mu doon keroog bi nga xam ne en direct bi la mais avant loolu ñu en tout cas dégg naa ci ay conseils yu ne ñu dafa am Moustapha Diop am na benn meeting boo xam ne dafa taxaw avant kii boobu ne dégg nga ma ne léegi def nañ adopté nañ ko ba préfet kii na approuvé na ko et cetera donc loolu la donc te ñoom en tant que conseiller yëguñu ko ñoom ñu weddi ko nee na loolu amul xëy na peut-être sax d'ailleurs selon d'aucuns loolu moo tax sax ñu daal di pour dëggal ko ñu daal di door a indi nag te alors que loolu xëy na moo waroon di jiitu parce que bu jiitu woon tey ay conseils du ñu taxaw par exemple di intérêt di joxe yeneen interrogation yi. xam nga foofu la ma la fay mën a tontu rek mooy li ma la njëkk a wax. waaw am na domaine boo xam ni. ñi ko war a mën a défendre. mooy ñenn ca conseil ba. te xam na seen i mbir di tëddee. waaw li ci des mooy. ci wàllu dégg-dégg. xam nga nit moom. bu ne dégg naa. bokkut ak xam naa. ndax dégg-dégg moom fu ne ngay déggee. dëgg la tey bu ma la waxee ni du ma tudd tur ndax am na loo xam ne ci émission laa ne. dëgg la bëgguma tudd ay tur. wala dara. mu mel ne man dama bokk ci seen politique wala dama bokk ci wala di farfarloo. tout à fait. pour vous dire am na ci conseil yi wax ni yëgunu keroog bi ñu toogee ci mairie bi. indi fa bailleur bi. muy Ali Play. maam Cheikh Dieng. ak man le président ak sëñ Babacar Seck. keroog affichage yi ñu doon indi di ko won avant ñu koy affiché ci maanaam dëkk bi. am na ci conseiller boo xam ni. ci ñi nga xam ni bokk nañ ci ni yëguñu. bi ñu tàllal bâche yi. ñoom bokk na ci ñi ma ko doon tàllal man ak moom ñu koy jàppaloo. ba moom moo apprécié ni lii de. lu baax la ci Louga. suñ doom yi sax dañ daan dem Magicland di fa fowi kon loolu xam nga. ci lu ma xam. te ñaari malaaka nekk fii kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluun. lépp lu ma la wax yàlla laa ci jël seede. dugguma ci affaire politique. kon loolu. leer na ci ni am na dégg-dégg yoo xam ni moom. da nga koy jàppe rek ni politique la ci seen rôle lan ne. comme bokkuñu xëy na fi nu far. loolu ñoom la concerné. mooy tax dégg-dégg yooyu daanaka bëgguma cee sori. ndax rajo moom du loo ci dégg rek. noonu la demee man mi nga xam daal maay ndayu mbili gi ci wàllu projet bi. lépp loo ma ci laaj ngir askan wi. lépp loo ma ci laaj ngir projet bi ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim. àggale ba njëriñu Louga yëpp jëriñu ci. ban xam ni dégg-dégg yi ñu doon am ak li nga xam ne ñun moom la ñu def. dafa mel ne yàlla ak yaali. bu ko defee danañ fexe am résultat bu wane ni. ñoom lan doon wax kat ci njortu lañ ko teg ñun nag li ñuy wax ci jëf lañ ko teg ak loo xam ne lu palpable la bu koo xam ni ko xool gis ko làmb daj ñun daal ci foofu la ñu nekk ñaan yàlla rek. projet bi commencé ci bisimilah rahmaani rahim. njëriñu Louga yëpp jëriñu ci. àgg ci alhamdulilah rabil alamin. incha allah wàllu technique boobu moom. dama koy bàyyee conseillers yeeg ñi nga xam ne ñoom fa la ñuy liggéeyee. dëgg la waaw dëgg la donc jërëjëf monsieur Dieng léegi donc mbokki auditeurs yi donc ñu rappelé ne ñu ngi fii recevoir tey ñaari gan ba sëñ Babacar Seck ak Serigne Abdoulaye Dieng ci donc seen émission tabax sa réew fii ci rajo Leeral FM 104.6 ñu bëgg a wax rek ne ñi nga xam ne ñu ngi nuy déglu di ñu teewlu ci jamono ji te bëgg a bokk ci waxtaan yi mën nañ noo woo ci 77 431 77 78 77 431 77 78 wala ci 88 628 17 88 88 628 17 88 kon donc ku ñu bëgg a jot bëgg a bokk ci waxtaan yi mën nga woote ci numéro yooyu incha allah donc d'accord léegi dama bëggoon a am noo xam ne moom laa war a jiital sax vraiment parce que donc ni ma leen déggee monsieur Seck donc mooy tourné ci yow moo yéen ay doomi Louga ngeen déjà donc ñiy wax ñëpp kenn gënu leen a bëgg Louga kenn gënu leen a yéene Louga lu baax. te da ngeen a ñëw jël seen compétence ak seen yéene ak seen yëpp. pour suqal Louga xëy na comme li monsieur Dieng xëy na incompréhension mën na am et cetera mais xëy na yéen vraiment yéen seen préoccupation c'est ailleurs mooy defar Louga bokk ci xam ne doomi Louga ngeen bëgg ngeen am lu.
salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo. allo waaw. waaw kooku. monsieur Faye man la Amadou Dieng sa naataango foofu ci Leral FM. waaw d' accord ok Amadou Dieng. man waaw incha allah allez-y. Amadou Dieng. waaw xam naa la allez-y. waaw na ngeen def yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi sant baax a baax kay. allo. dafa daw kon xam naa. allo. waaw loolu ñu lay dégg waaw allez-y. ñu lay dégg baax. waaw na ngeen def. ñu ngi sant baax a baax monsieur Dieng. waaw léegi dama bëgg a participer ci émission bi. yow rek la ñuy déglu incha allah. seen retour moo baaxul ci man. waaw. allo. mais ñu lay dégg baax de jaa wax rek ñu lay dégg. waaw man maa amul retour ci yéen. waaw certainement waaw xam naa kii bi la waaw. waaw léegi. monsieur Faye. waaw allez-y waaw. bon damay wax tuuti rek ci li nga xamante ni moom mooy projet boobu xale yi ñëw di présenter foofu. voilà allez-y. macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. ndax Louga dafa am xar kanam bu fi nekk ba pare. waaw. te xar kanam boobu damaa yaakaar ni képp koo xamante ni dëkk nga Louga wala mas nga fay jaar voyager. gis ko. war nga cee ñaan Alaaji Jili Mbay. dëgg la. ndax moom moo njëkk a def lu mel ni Louga. dëgg la boo xoolee li mu investir ci Louga. ak li mu fi def lépp macha allah. tey kuy doomu Louga rek war ngaa ñaan yàlla. am ay doom. di toppandoo Alaaji Jili Mbay. dëgg la kay. ndax li mu fi defoon amul benn gouvernement wala benn chef d'état. wala benn maire bu fi ñëw jéemaat ci dara. ndax fa Alaaji Jili Mbay bàyyi woon Louga bu dul émigré yi nga xamante ni wala xale yi am jom yi nga xamante ni dañ fi dëkk. di fi investi ak di fi def seen i bâtiment yu tane. effectivement ak yu présent. dëgg la allez-y monsieur Dieng allo. macha allah jàng ñu yar leen ci diine ak l'islam ak ngor. ñu góorgóorlu dem dikk. def lu mel ne lenn ci dëkk bi. tey waa Louga gépp dañu war a apprécier ci loolu jàpp ci. xam ne Louga am na ay Alaaji Jili Mbay yu bari yu war a nekkaat ci suñu kanam. dëgg la kay. ñu ngi sant yàlla nag xale yooyu yàlla dina leen a boole ci ñooña. ndax ñu ñëw bëgg a investir ci Louga bëgg fay def loo xamante ni ci teg sa bët xam ni Louga bëgg nañ seen i xale yaru bëgg nañ seen i xale am jom bëgg nañ seen i xale am loisir. bëgg nañ ñu am éducation. baax di ci côté diine di ci côté bu nekk. kon loolu war nañ ci wax boulevard Alaaji Jili bi te boulevard Abdou Diouf plutôt kooku dañ ciy sant yàlla di ci ñaan Alaaji Jili Mbay ndax lu fa nekk moom la waaw lu fa nekk moom la dëgg la de tey nag bu dara xar kanamam changé wul ay garab yi lañ fa def boobu ba tey fépp wuñ ko duñ ko taaye bu baax garab yi di mel ne noo xamante ni tey bu ñu ñëwee def fa loo xamante ni tey bu Alaaji Jili dekk ci woon xool ko xolam seet bi kon waa Louga jëpp war nañ si jàpp dëgg la loolu moo tax ma dugg ci émission bi. jërëjëf. maa ngi nuyu sëñ Ablaye Dieng moom mu di nuyu Babacar Seck di la nuyu yow moom mi xam ne yaay présenté émission bi foofu ngay toog man dama fay faral di toog. mais ci beneen domaine laay wax. dëgg la dëgg la. waaye nag du tee. ku gis mel ni neneen. dëgg la. ñu ngi jéggalu nag bu baax a baax. ñu guddal. tarkalla yow ndax bu ñu sañoon. ñun daal ñu jàppale xale yi. gunge leen. waa Louga gépp jàpp ci muy gouvernement muy administration muy fi nekk rek. ba loolu. bu Alaaji Jili dekk woon tey. bu xëy na njabootam ñu ngi fi sax. waaye buñ fa jaaree xam ni liggéeyu Alaaji Jili am na continuité. jërëjëf Dieng yow kay wax dañ lay sant ci la gërëm parce que li nga wax am na solo trop wax dëgg yàlla kon rek ñu dellu si ci monsieur Seck parce que dama waroon a commencer d'abord comme defoon naa présentation pare nag ku ci nekk nag li nga xam ne moom nga yor ak li nan koy doxalee. waaw donc monsieur Seck donc ma dellu si waat encore ci yow pour wax ne donc dañu bëgg yow defe naa yaa yore GIE bi nga wax la wala boog en tout cas présenté sa. man maay entrepreneur bi. voilà kii bu entrepreneur bi yow yaay kan. man maay entrepreneur yaay entrepreneur d' accord ok maa ngi yow d' accord voilà donc présenté ñoo liggéey bi ci côté technique. côté technique. waaw expliqué noonu yow nan nga bokk ci affaire bi pour ñu comprendre. ok yàlla dafa def. affaire bi mu jógee. waaw GIE bii nii. ñoom ñoo ko xalaat. départ ci pour avancer lu dëkk bi. bi nga xamante ni si taxaw nañ ci loolu. xool seen biir
di topp ba yàlla def ñu waxtaan ceeg mairie bi ñu jox leen benn espace foofu noonu boulevard Abdou Diouf jox leen benn espace su 6000 mètres carrés ñu jox leen benn espace su 6000 mètres carrés léegi bi ñu leen ko joxee ñoom tamit ñu ne bu ñu sañoon dinañ ko liggéey boo xam ne dafay jariñ dëkk bépp jariñ réew mi wante li ñu wax rek maanaam tool waar a ci jiitu maanaam bu Sénégal dee tool bi Louga mooy suñu waar ci biir tool bi mais tool bi benn la dëgg la waaw léegi ñoom ñu taxaw pour bëgg a liggéey loolu wante nag ñu ni nan lañ koy liggéeyee ak ci ñi nga xamante ni si ñoom ñu ngi ci biir waar wi génnuñu waar wi c'est ça donc bi ñu defee loolu moom mi am benn rakam boo xamante ni maam Cheikh Dieng moom mooy borom Ali Play d'accord moom mooy financé wala waaw moom mooy financé ak ay partenaire ak ay partenaire am ba pare nag xam lan fay def d'accord di ko liggéey d'accord donc def ko France def ko Pays-Bas def ko Amérique ba ci yenn dëkku Afrique yi sax mu def ko fi donc joxe na ay preuve ailleurs quoi waaw ñëwoon doon topp loolu moom tamit yàlla def sottiwul bi ñu demee ba ñu nekk ci loolu di ko dox kii ak ñi mu àndal tamit mu dellu waxtaan ci ak ñoom ñu ci waxtaanee ak ñoom ñu leen am naa sama benn frère boo xamante ni si xam na lii ci lii la nekk bàyyi leen ma contacter ko bi ñu ko contacter ñu waxtaan déggoo kee tamit gënuwu ko parce que li tax ma xam ne gënuwu ko mooy man bi ma waxtaanee ak moom bi ma woowee expliquer ma li mu bëgg ak façon projet bi mu bëgg ak ni mu ko bëggee affaire yooyu noonu munuma li tax ma bëgg loolu bëgg Louga mel noonu munuma gis nga fii xam nga yàlla def na man génn ma fii laa nekk moom day génn d'accord munuma gis nga fii ba ci maire bi sax Moustapha Diop boo ko laajoon fii la jànge loolu la lay wax fu nu nekk dañuy daje ñun sénégalais yëpp mais suñu dajee ku ci nekk da ngay défendre sa raison mooy li ma la wax rek tool bi mais ku ne sa waar nga yor ci biir tool bi mais da ngay gis gars yi ñu dëkk ci yeneen régions yi affaire naan moo yéen seen Louga dafa am dara lii laa nangam naam bu ko defee loolu ci ñoom ku ne moom ngay def sa xel boo tëddee di am ay rêve yoo xamante ni si da nga naan man su ma amee nangam def ko Louga su ma nangamee nangam su ma nangamee nangam ak nangam alors monsieur Seck mën nga continuer waaw mën nga continuer yaa ngi dégg ko naan su ma amee nangam dem sama dëkk su ma amee nangam ak nangam ak nangam yàlla def loolu di dox ba ku ci nekk xëy na am loo mën a ñëw dimbalee sa dëkk ci foofu la ñu toll bi ñu tollee foofu ñu ñu fekk si muy GIE bi ñoom tamit ñu fekk leen ci loolu ñun tamit ñuy dox ci nan lañ mën a avancer la dëkk bi ñu daje léegi bi ñu dajee tamit maire bi am ci wàll ak dëkk bi tamit am ci wàll léegi tamit waa dëkk bi tamit war a défendre dëkk bi ak seen cofeel maire bi war a défendre dëkk bi ak cofeelam ñun ñu war a défendre dëkk bi ak suñu cofeel ñooñu ñëpp nag bu ñu dajee te waxtaanu malentendu mën naa am ñun ñëpp dëkk bi dañ bëgg man loolu moo ci sama gis-gis parce que keroog conseil bi demoon naa avant boobu tamit comprendre mu woon lu tax ñuy def ñi affaire yooyu mais boo gisee lu nit wax lu wax metti ñoom ñëpp ci dëkk bi rek lañuy ñibbiwaat léegi nag mu des nag ci yow fi la dëkk bi toll te xamoo kee fi ko dëkk bi toll loolu moo waral keroog boo gisee conseil ba 20 heures defe naa jeexul waaw yàgg na man na xanaa 10 heures de temps waaw kay mais bi mu demee bay jeex ñëpp déggoo nañ ci ay kàddu xam nañ ni ñëpp ñoo bokk fi nu jëm man noonu laa gisee mais gisewu ma ni sax kii dafa ni lii kii ni lii wala affaire yooyu man bi ma toogee loolu laa jàng loolu nag yàlla nañ ci yàlla dimbali ñun ñëpp beneen bi des tamit bi coow li amee ba jóg ñu ne ñu ngi dagg garab yi ñu ngi lii nangam ak nangam affaire yi tollu fenn fi tamit ki nga xam ne moo fi nekkal dëkk muy préfet daf ko arrêté dagg garab yi quoi waaw lépp lu arrêté d'accord donte fi ñu war a awoon nan fa ba tàmbali koo dagg d'accord terewul daf ko arrêté pour ki coow li rek parce que nit ñi comprendre peut-être le temps pour coow li ak dëkk bi bi ñu ko arrêté tamit wooñu laaj ñu bi mu ñu woowee laaj ñu côté boobu li ëpp mën nañ ko doon laaj parce que ñooy rek côté technique bi ay xale ñoo fa war a ñëw xam nga dafa war a am sécurité dafa war a am nu mu demee
loolu lépp sapeur nga fa woon xam nga service yi ne ci dëkk bi yëpp affaire bi concerné lañ ña nga fa woon xam nga ñu laaj ñu loo xamante ni si maanaam ci côté archi bi la jëm lii ci côté ingénieur la jëm lii la loolu lépp ñu waxtaan ci ba déggoo ci yi ñu laaj yëpp ñu indil leen ko ba ci plan de coupe laaj nañ ko plan de masse plan échelle 1 centième ak yeneen yoo xamante ni si nii ci biir affaire yi la nekk moo koy sécuriser yooyu yëpp laaj nga xam ne ñoom it li ñu waroon a def nañ ko ñu nit li ñu war ñu ngi ci mu nekk loo xamante ni si boo ko xoolee rek xam ne lii kat salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo waaw salaamaaleykum waaw waaleykum salaam foofu rajo Leeral FM waaw Leeral FM waaw ñu ngi leen di siyaare baax bëggoon a participer ci émission bi waaw incha allah jërëjëf ñu ngi lay déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi lay fay alhamdulilah di amaat mbégte bu baax a baax ci émission bi man la Assane Dieng di wootee diwaanu Ndakaaru Assane Dieng waaw allez-y bëggoon a participer ci émission bi rek di rafetluwaat bu baax a baax projet boobu nga xamante ne si monsieur Seck mi ngi ko doon présenté waaw ndax bu fekkente ni see dafa bariwaan loo xamante ni si daanaka amul woon ci xar kanamu Louga ñu ko daan gis ci dëkk yu sori yi ak réew yu sori yi ñu demaat ba mu koy gis tey ci sunu dëkk dafa yoon loo xamante ni si satisfaction bu rëy lañ ci am ndax bariwaan na ñoo xamante ni si buñ daan am weekend dañ daan ñu fi Ndakaaru di toog Magic Land ak yu demee noonu tey jii bu fekkente ni si dafa am seen mbellum cosaan danañ mën a départ tey jii ñëw foofu ànd ak seen njaboot wax dëgg yàlla di fa mën a passé li nga xamante ni si mooy seen weekend ak la famille te d'après ni may déggee monsieur Seck sax doon ko expliqué mel na tey jii nii am na benn séparation boo xamante ni si am na ci nga xamante ni si tey kilifa bu doon ñëw tey bëgg ànd ak famille tey jii dafay séparation boo xamante ni si tey jii nii vraiment dana ci am yëg-yëg boo xamante ni si du mën a bokk ak ñi nga xamante ni si dañuy pëccaxoo góor ak jigéen nga xam te ñi nga xam diine dañoo ñor ñaareel duñ bëgg jaxasoo googu noonu te comme ni ma déggee mu koy expliqué mel na ni loolu moom dana nekk satisfaction boo xamante ni si lu rëy lay doon ci wàllu ko kon ñu ngi ñaan suñu borom defal ko ci tawfeex moom wala ñu ngi ko àndal ba mbooleem loo xamante ni si rek ñu ngi ko ci yaakaar di ko ci bëgg ak jublu di jublu suñu borom defal ñu def seen njort jërëjëf jërë ngeen jëf sonn leen baax a baax. jërëjëf léegi xam nga comme temps bi dafa gaaw xam naa li ñu bëgg a wax lépp du ko wax parce que xam naa deuxième point bi sax duñ ci mën a dugg parce que déjà bii jël temps bi donc léegi li ma bëggoon am mooy bon je sais que déjà am nañ conseil comme modiqué yi conseil yoo xam ne c'est vrai wax ngeen ne affaire bi adopté nañ ko en conseil municipal bon mais gars yi dañu maire bi dafa utiliser sa majorité mécanique daal di kii mu jàll et cetera mais terewul évidemment mais nag unanimité moom mënta am fenn mais li nga xam ne moom unanimité moom loolu yëpp d'accord nañ ci mooy embellissement boulevard bi moom lu jaaru la parce que dañ wax boulevard bi boo ko doon seet ci Sénégal ni mu tàllaloo ak ni mu demee presque amu fi donc dem nañ ba ne am na mën nañ ko aménager ba bay wax sax am nañu tudd sax Champs-Élysées yooyu et cetera bon mais yaakaar naa ne donc pour ñu aménager ko amul benn Lougatois bu ci d'accord parce que nag vraiment kooku sagu Louga la parce que man projet bi ni ma ko dégg ni ma ko percevoir d'ailleurs dama bëggoon am temps sax monsieur Seck présenté nu ko parce que dama ciy dégg yu bëree bëri yoo xam ne il fallait ñu xam ko ay cantines ak yooyu tout ça mais il faut ñu accélérer également loolu pour mu leer parce que le problème mooy ñu bëri xamuñu à Louga ñu bëri xamuñu boulevard bi maanaam ak projet bi nga xam ne ni muy demee ñu bëri xamuñu ko donc loolu moom il faut ñu présenter ko ci temps bi nu dese pour ñu xam exactement bi évidemment des na yeneen question mais xam naa temps bi du ko may mais léegi comme nañu jëkkanteeg temps bi na noonu lem affaire yi rek gaaw taf-tafee ko rek pour mën a wax li nga xam ne moo am solo donc damay joxaat kon kàddu gi rek je sais que mu ngi yore projet bi après xëy na bon et cetera rapidement ñu xam parce que dégg naa ci ay problème parce que coow li il paraît li ko indi il paraît que dañ ci tudd ay cantines nag je ne sais pas mais tout ça daal bu mën a ci leeral voilà xam nga àdduna moom mooy demee noonu man nii waaw nga xamante ni si nii projet bi maanaam maa ko réalisé ba mu agsi fii nii d'accord dégg naa ci loo xamante ni si xaw ma fu mu jóge ok kon dëgg-dëgg moom waaw ni nga koy amee laa koy amee lii nga wax nag li nga doon wax nag moo leer parce que yaa ko yore waaw allez-y loolu dëgg-dëgg moom fa nga ko déggee waaw maanaam doo xam sax fan la jóge waaw mais li ci leer daal mooy
liñ fay def mooy loo xamante ni si nii nit ñi dañ ciy tàggat seen yaram d'accord comprendre nga waaw ak loo xamante ni si xale yi mooy dañ ciy parcours sportif bay dégg la loolu waaw ak fu ay xale aire de yi jeu waaw non aire de jeu moom mooy fi xale yi di foowe waaw d'accord waaw fi xale yi di foowe boobu tamit mu nekk façon boo xamante ni si waaw bu bees la buy doog génn ci àdduna bi ok parce que waxtaan naa ci ak Ali Play ok mu ni ma soft play la tudd ah soft play foo mu nooy d'accord lépp maanaam day nooy ci xale yi waaw neex waaw ñun loolu lan fa war a def ñun waaw loolu lan fa war a def d'accord waaw may ma dugal foofu affaire manège yi ma dégg nag yooyu manège yooyu xam nga comme li la sëñ Babacar wax man comme li la sëñ Babacar wax rek waaw mooy que ni ñun dañ fa am programme xam nga boulevard bi dafa am benn programme boo xam ni dañoo fekk boulevard bi am ko avant ñun d'accord ndax boulevard bi ci commencé ci gouvernance ba ci rond-point Dakar ba dafa am benn aménagement global boo xam ni waa mairie bi ak gouvernement bi waaw ñoom seen bopp ñoom ñoo ko war a defar ah d'accord kooku aménagement la mooy ngi cantine yeeg yooyu ngay wax kooku domaine mairie bi la waa Promoville d'accord Promoville waaw Promoville la loolu ñoom ñoo koy defar d'accord ci biir aménagement boobu nag dafa am benn conseiller bu naan Hélène Tine je pense la dame waaw bi ñuy wax ci programme boobu moom ci boppam moo souligné ni mais pourquoi pas mu ngi faa def benn lu mel ni Magic Grande voilà ok au lieu ñu ciy def bu aménagement noonu rek def ci loo xam ni xale yi aussi daal fa mën a fowe d'accord ci loolu lan ñu joxe suuf si ñu ne kon loolu am na mën na leen ci aménager benn espace su 6000 mètres carrés bu ko defee ngeen dugal ko ci biir projet aménagement global bi. kon c'est retenu quoi. voilà très bien. bu ko defee ñun lan fa war a def mooy comme yi la Seck wax benn parc d'attraction et de loisirs lan fa war a def pour les enfants. def fa aussi benn salle de gym boo xam ni benn bi mix lay doon benn bi ci des day nekk VIP boo xam ni góor ñi rek ñoo fay daje ndax am na ñoo xam ne bëgg noo jaxasoo góor ak jigéen. tout à fait dana am beneen boo xam ni pour jigéen ñi rek ñoo fay daje ndax am na jigéen ñoo xam ni duñu jaxasoo ak ay góor. loolu bu ñu ko defee mooy comme pays laïque lan ne. kenn ku ci nekk sa ngëm-ngëm boo dikkee. da nga ko voilà da nga dem gis fa sa bopp ca milieu ba nga xam ne moom la laaj. loolu lépp boo gisee ñu koy def pour bëgg Louga am loo xam ni boo demee ci 14 régions yëpp doo ko fa gis. ndax bu nu sañoon képp kuy xool mbaa ngay tàqamtiku mbaa ngay yéem Louga nga koy gisee loolu moom mooy suñu yéene rafet na de voilà affaire cantine yooyu nag comme li ma la wax kooku compétence u ñoom mairie bi la ak ñu mel noonu dañu xëy na boo bu yàlla dogaloon ba nga invité leen ñoom daan leen wax ñoom seen voilà ñoom seen programme nan lay effectivement xam naa du ñàkk voilà très bien voilà loolu laa doon indi benn éclaircissement d'accord may bàyyi Seck mu continuer kon ci lancé bi mu doon def ok ma loolu la ñun loolu lañ fa war a def mais tamit dëkk dafa am lu koy avancer la xam nga nit foo xamante ni si ni dara nekku fa suñu fa defee dara rek mu nekk dara te fu déggoo am ak waxtaan rek ànd bi dafay rafet tout à fait parce que kii dox sax bu juumee ki ci gannaaw doon ni ko du nii gis nga boo demee Kaolack sëriñ bu maanaam fi mu def cœur de ville moo gën a sensible téeméeri yoon dëgg la parce que foofu fa gaar ba nekkoon la ma gaaru Kaolack moom mopp gaaru Louga bi foofu ba pare nekk ci digg centre ville bi dëgg la dañoo déjjati raay yi ak lépp dafa boo fa demee cantine ma nga fa ay restaurant ma nga fa salle de jeu ma nga fa xam nga manège ma nga fa lépp ma nga fa supermarché lépp nga fa d'accord lépp ma nga fa d'accord cœur de ville boo fa duggee maanaam ñu defare ko noo xamante ni si Kaolack waa bu ne gan goo am heure bu la neex boo ko yóbboo kër bi da ngay siggi te pourtant espace yooyu Louga am na ko Louga ko gën a yaatu gën koo seet léegi nag mu des ci ñun rek ak ñu déggoowe di comprendrante di dollente incha allah mën nañoo dem ba am lu raw loolu te man rafet naa ci njort ok noonu la rek
mais du caagee ni bu ne kanting rek dafa am fu ko nit ki di yóbbu ci xelam bu nee lii dafa am fu ko nit ki di yóbbu ci xelam loolu noonu dafay jur benn tuuti njaxas te loolu baaxul loolu laa amoon ci d'accord ci loolu précisé waaw donc monsieur Dieng comme yow yéen a yore beneen partie bi bon précision yoonu ci mën a baaxee rek pour que ñu mën a gën a comprendre waaw parce que xam nga comme tey moom am ngeen occasion leeral lu bari loo xam ne nit ñi ngi doon kii parce que moom li kenn mënta warante mooy projet bi moom wax dëgg yàlla tubaarkàlla moom lu baax la moom wax dëgg yàlla waaw donc projet bi moom wax dëgg yàlla kooku moom kenn du ko kii xëy na defin wi xëy na ak peut-être ni ñu ko toggee nga xam ne peut-être amul large diffusion communication bi manqué na xëy na loolu rek mooy peut-être disons peut-être li ko tilim bi ci amee waaye mais le projet en tant que tel nga xam ne njëriñu Louga la nga xam ne taaru Louga la nga xam ne sagu Louga la kooku defe naa amul benn Lougaatois boo xam ne bi am na lu mu ci wax dëgg la ku baax loolu lu am solo dama sam benn mag bu dugg léegi di sama baay di sama xarit mooy Madieng yaakaar naa ci fii la ni koy wax mais émission fii wax baykat yi dafa am lu mu wax lu am solo dafa jox benn exemple ci Djily Mbaye ni la nga xam ne mooy taarulu ko tey gan gu ñëw la nga mën a teg bët mooy daanaka li fi alaaj Djily def mais alaaj Djily Louga la dëkk bëgg Louga ak am cofeelu Louga rek moo taxoon mu def ko fa te yaakaar naa ni loolu bokk na ci li nga xam ni ci farata diine la bokk xubbul watan minal iman kon bëgg sa réew dafa bokk ci ponk yi nga xam ne sax suñu borom bi daf ko bëgg ci nit loolu alaaj Djily def tey pourquoi pas ay doomi Louga yoo xam ne jàngi nañ ba seen xam-xam màcc ci lu mel noonu ku mel ne sëñ Seck mi tey nekk xale ubbeeku ci yu bari Louga bu njëkk lu fi mas a def étranger koy def mosoo dégg doomu Louga bu ni moo fi def lii ci wàllu li muy liggéey kon bu ko yàlla dimbalee mu am xam-xam boobu am su doon beneen frère boo xam ne jàngi na France ba ñëw moom it def ay compétences am partout dans le monde yàlla dogal ñun ñu nekk fi tukkiwuñu waaye am nañ ay relation yoo xam ni yàlla mën naa dégal lépp loo xam ne soxla nañ ko tey ci wàllu espace ci sunu ñàkk solo mën nañ koo dox ak les services compétents ban teg ko sunu loxo yàlla dogal ñu teg ko sunu loxo ñu gis ay xale yu Louga yun wóoru teg ko seen loxo yaakaar naa ni kooku Lougaatois bu ko dégg la nga war a njëkk a def mooy ñaan yàlla mu commencé ci bismillahi rahmaani rahim àgg ci alhamdulillahi rabbil alamin te dafa am leneen lu ci am solo bëgg nañ caa def genre maanaam système boo xam ni ku fa jógee dana am leneen lu bees looy jële foofa yóbbu ko ci sa kër te loola luy jariñ sa kër lay doon ci wàllu éducation ci wàllu civisme c'est bon voilà tey am na loo xam ne ñu bari daan ci bàyyi xel tey boo fay dugg tey par exemple doo fa dugg ak dàll sochet ngay sol pour lan pour sécuriser sur le wàllu hygiénique boo demee loo fa mën a jël boo ca paree am na ay poubelles yu ñuy def yoo xam ni au lieu bin tàmm loo jël sànni ci suuf da nga ko jël def ko ci poubelles yi ñu am benn leçon de morale bu ñuy dégager boo xam ni bés bu nekk day am benn leçon boo xam ni tey dana leen ko jox ñu yóbbaale ko ci kër yi pour mu demee xool nan la ñuy nekkewaat ci kër yi dañ laal ne société ci kër yi lay jóge dem ci mbedd mi nekk société bu timi jotee ñëpp delluwaat nekkaat ay famille kon dañuy fexe ba famille ñu fexe yóbbu ca loo xam ne kenn ku ci nekk la ngay jële foofa boo ko fi indee dana defar famille bi ba bu ëllëgee bu génnee dana taaral société bi ba société bi li ñu ci bëgg daan ko mën a am kon yooyu yëpp ay volets la yoo xam ne buñ gënee am jot ci yeneen antenne daan ko ci gën a mën a leeral incha allahu rabbi d'accord comme monsieur Seck ma del si yow léegi parce que temps baa ngi daw donc mais affaire bi nan ngeen ci jotee appel d'offre la wala dañoo privilégier la compétence locale rek comme ça non du appel d'offre dañu kii noonu rek gré à gré ñu jox ñu ko d'accord ok parce que man la ak ki nga xamante ni si moom lañ ko jox pour mu war koo liggéey ñu waxtaane ko mu gis sama liggéey ñoo mën ko liggéey comme
yow doomu dëkk bi nga. te yow déjà nga pour lii. actuellement yow yaa ngi ci yeneen chantier actuellement yaa ngi yëngu ci quelque part rek. actuellement nii rek maa ngi liggéey ak waa Cypress. d'accord maa ngi liggéey ak waa Cypress am na marché yoo xamante ni si. chantier yoo xam ne liggéeyoon naa ko ba pare. Cypress entreprise bu mag la boo xamante ni si ñoom ay promoteur la dañuy tabax ay bâtiment di ko jaayaat. donc nga xamante ni foofu sax. entrepreneur kase doo liggéey il faut que entrepreneur bi maçon bi ingénieur bi architecte toujours ñoom ñooy ànd. noonu la ñuy liggéeyee. xam nga ñu nekk mu nekk fi nekk nii ñun. fi nekk nii ñun 270 villas la. xam nga léegi ñu tas ko ak ay entrepreneur ku ne ñu jox la xam nga. d'accord mais ña fay duggit bon dañ koy xam yàlla def na tamit ñun ñi ngi fa ñu ngi liggéey ba nii ñu ngi ciy liggéey. d'accord loolu tamit sant yàlla la. ok noonu la demee. voilà donc li ma bëggoon laaj aussi mooy comme da ngay wax affaire tabax bon yéen li ngeen di def foofu. ay construction en dur la wala parce que d'abord y a les riverains est-ce que riverains adhéré nañ ci projet bi parce que ñoom la gën a impacté sur le plan environnemental parce que déjà bu am na installation yi bu ko defee da ngeen di fatt déjà benn ñaareel ba y a la pollution sonore ak yeneen jeexital yoo xam ne peut-être je ne sais pas est-ce que def ngeen étude boobu avant loolu aussi bëggoon naa ñu ñëw ci. ok xam nga am na loo xam ne dama la ko wax. nee naa la bi mu jugee. préfet daf ko arrêté. képp koo xam ne affaire bi concerné na la. ci service yi nekk Louga ñuy ay kilifa. ñoo noonu ñu toog ñu waxtaane ko. xool ko am yun ñu laaj. ñu waxtaan ci lépp léegi nag li fa war a nekk incha allahu rabbi buñ ca tollee rek nit ñi doon gis loolu mais daal lenn luy lor nit wala loo xamante ni si nii day sonal nit duñ ko fa def li ma wax lan fay def ak benn grand place boo xamante ni si nii ñi ngi ci jublu képp kuy doomu dëkk bi ki am ak ki ñàkk ak ki nekk ci liggéey bu mag ak ki nekk ci diggante bi ku mënti doon ñuy mën a dajaloo foofu noonu di gisante di waxtaan xam nga bon di ku ne maanaam daal di mën a féexal sa xol ci sa morom nga xamante ni si ki am maanaam du gis ni warumaa toog fii ki ñàkk du gis ni warumaa toog fii te loolu bokk na ci liy gën a jariñ réew effectivement bokk na ci liy gën a jariñ boo demee ci dëkk yi ñu gën a avancé da ngay gis koo xamante ni si mën naa nekk footballeur wala mu nekk maire wala mu nekk ministre wala dara bu amee soxlaam day génn doxi ko mook société bi xam nga mook population bi ñuy ànd bis bu nekk affaire yooyu noonu loolu noonu dafa bokk ci li nga xam ne dafay avancer le dëkk mais bu fekkente ni si maanaam nit ku nekk da ngay dund rek dund cuuj ku for daw beru kon nit ñi duñ mën a ànd duñ mën a jëriñante donc loolu tamit lu ci am solo la point boobu noonu te dañ koo fàtte woon waaw bon maintenant aménagement yi ngeen ci def toujours ci concerné toujours boulevard bi xam nga foofu dañ fiy organiser très souvent chaque année feetu indépendance festivités yi donc est-ce que loolu du gêner par exemple ñoom cérémonie bi maanaam aménage yu ngeen def est-ce que du dana permettre toujours ñu def ko à l'aise foofu sans problème waaw xaw nañoo sorianto waaw fi ñu koy defee ak parce que dañ ne ma boulevard bi ça mi ngi commencé ci rond-point garage Dakar ba gouvernance lañu wax wala waaw kooku kay moom buñ la ko waxul moom nga gis boulevard bi kay loolu la boulevard bi moom mooy mbedd mi waaw d'accord foofu la tàmbalee ba foofu mais dañ ne dañuy aménager boulevard bi la ñu wax waaw aménagement boobu noonu waaw wàññiwu ci dara du teel lu ñu fa bëgg a def daan ko fa def loolu dañ ko ci sóoraa parce que ñun tamit bul fàtte ni du maanaam lépp ñun ñoo ko yor ñun 6000 mètres carrés lañ ci yore d'accord bu fekkente ni gouvernance nga jóge jëm côté urbanisme sa droite nga féete maanaam di nga daw lu bari ba weesu urbanisme ngeen door a commencé waaw kay ok d'accord côté boobu la d'accord leneen li ci des tamit ak ñeneen ñi ko yor mais daal solo si mooy loolu lépp njariñu dëkk bi lay doon fu nit mën a yóbbu nitam ëllëg lay doon d'accord fu nit mën a maanaam dem di yëg boppam lay doon loolu lañ ci jublu mbir nag mu mënti doon nit dafay am yéene ak tàmbali yeggale moom yàllaa ko yor mais loolu moom lañ ci jublu
waaw d'abord léegi donc question bi muy posé mooy maanaam travaux yi ñaata temps lay durer ah est-ce que lépp yem na aussi pour ngeen commencer ko réellement ak ñaata temps lay durer travaux yi. bon travaux yi moom ça dépend xam nga nit bu fekkente ni si dafay liggéey ak ay bailleurs dañuy xool rek maanaam ni muy duggee ñuy liggéeyee noonu mais fi mu toll nii moom li koy tàmbali lépp moom pare na ba féete côté lépp pare na moom bu fekkente ni si comme ni mu doon waxtaanee ak askan wi di déggoog ñoom affaire yooyu ak fi mu toll nii nga xam ne ñi ngi sant xëy na peut-être moom incha allahu rabbi dootul metti d'accord léegi ñu tàmbali ko te buñ ko tàmbalee dinañ gis ni daal moom ñu ngi ci moom à 100%. waaw Dieng day dama léegi xam nga temps bi daanaka jeex na mais dama lay jox rek nga tàgguwaale da ngay wax tàgguwaale parce que heure bi kii na quoi. waaw nag kon ma am 5 minutes doon de. waaw koy jërëjëf ku baax. waaw koy ku baax léegi dafa am benn précision bu muy bëgg apporter rek. da nga ko laaj ni ko marché bi noo ko jote moom. parce que damay bañ. mu dégg gré à gré. d'accord defe ne mairie bi. voilà très bien loolu dafa jar a leeral. gré à gré bu ma la koy wax mooy que ni moom digganteem ak Ali Play. d'accord mais man sama diggante ak mairie bi moom bëgg-bëgg la boo xam ne dana ko faa souligner. am na ñeneen ñoo xam ne xëy na aussi tamit amoon na yeneen yéene sama bos ma présenté ko loola méngoo ak seen bëgg-bëgg ñu jox ma 6000 mètres carrés yi. d'accord bi ma ko joxee ba pare nag ci laa woo un frère boo xam ne compétence am dem orienté wu na vers loolu ma jox ko moom mu jox ko ki nga xam ne xëy na moom moo ko doy. waaw pour éclaircissement boo xam ne rek pour wane loolu voilà bi ci des mooy comme dañuy tàggoo voilà ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ku la may opportunité nga ñëw wax li nga xam ni amoon na ay lënt ci ñi nga xam ne ñoom ñoo seq dëkk bi nga mën koo leeral ba ñu bay mën cee jëlee njëriñ. dëgg la kooku aussi war nga ko sant war nga ko gërëm. di wax waa Louga na seen xel dal. projet bi projet waa Louga répp la ñëpp ñoom ñoo ciy jariñoo. kon na ci ñëpp jàpp. ñu tàllal loxo ñëpp. muy kilifa diini yi kilifa aada yi parti politique yi. ñëpp tàllal nañ loxo ñëpp ndax lépp waa Louga rek la. kon na ci ñëpp jàpp ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbil alamin di gërëm aussi koo xam ne il faut ñu gërëm ko mooy préfet kooku il faut ñu gërëm ko parce que keroog boo gisee ni mu taxawee nga xam ni jàmm rek la bëgg ci dëkk bi ban dikkee comme ni ko suñ sekk waxee léegi daf ñu arrêté leen donte fee na war a jaar ngeen fa waaye bëgguma dara loo xam ne day indi division wala muy indi problème ci dëkk bi ñu nit ñu daal di arrêté bi ñu demee ba war a jaar fi ñu ko jaarit lam nu gën a conseillé rek mooy fexe leen ba ñëpp déggoo ci bu lu ñëpp déggoo rek man sama ndam lay kon ñu ngi sant préfet di sant gouverneur di sant service yi nga xam ne aussi ñoo ko àndandoo doon ko dox ba suñu borom bi tollal ko fii mu toll loolu mooy li nga xam ne moom dañ ne woon dañ ko ci sànni di ci des xam naa bu ñu amee yeneen plateau danga ko mën a leeral wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon monsieur Seck léegi yow xam naa yaay mujj kàddu gi léegi donc yow bu fekkee par exemple am na ci lu ñu doon wax loo xam ne peut-être waroon ko wax te bu laajuñu leen ko te mu am solo nga jàllale ko te tàgguwaale. non moom kay am solo ba pare. moom kay ñu ngi tàggu ñëpp rek. di sant di gërëm. di leen gërëm yéen tamit. parce que tamit ay nit moom. leeralante rek moom moo leen di dimbali. donc kon suñ ñëwee nii. yàlla def ñu leeralante mu néew mu bari. tamit moom dañ leen di sant rek. di leen gërëm. di sant ñëpp. waaw jërëjëf kon ñu ngi leen di sant ñun itam di leen gërëm baax monsieur Ablaye Dieng ak monsieur Babacar Seck ñoo doon sunu gan tey ci seen émission tabax sa réew fii ci Leeral FM 104.6 kàddu guy jóge ci montagne ki leen ko doon présenté di seen xarit seen soppe Samba Faye technique bi Demba Ndiaye ensuite wax dëgg yàlla kenn ma am jigal parce que moo continuer technique bi te